La voix du littoral. seen émission la bu leen banque mondiale may ñu ciy jox kàddu képp ku yëngu ci napp gi wala askan bi. jéeri ji at melokaanam pétrole beet gaz beet liggéey bi ci war géej géej li ci joox te di ko yàq xeeti nappin yi jaarul yoon ak li muy yàq ci géej gi yii ak ponk yi ni mel moom la ñuy waxtaanee ci seen émission La Voix du Littoral ci RSI rajo Sénégal International. jàppale suñu moolee La Voix du Littoral. seen émission la bu leen banque mondiale may ñu ciy jox kàddu képp ku yëngu ci napp gi wala askan bi. jéeri ji at melokaanam pétrole beet gaz beet liggéey bi ci war géej géej li ci joox te di ko yàq xeeti nappin yi jaarul yoon ak li muy yàq ci géej gi yii ak ponk yi ni mel moom la ñuy waxtaanee ci seen émission La Voix du Littoral ci RSI rajo Sénégal International. jàppale suñu moolee jërë ngeen jëf ci tàmmu bi ngeen tàmmu seen rajo RSI 92.5 ñu ngi leen di jaajëfal encore une fois ci seen émission La Voix du Littoral. La Voix du Littoral nag doon émission bu leen waa Banque mondiale ak le Fonds nordique de développement jagleeloon ngir xool naka la ñuy mën a def ba sensibiliser ñi nga xam ne ñoom ñooy acteurs de la pêche yi ci jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy jànkoonteel. La Voix du Littoral it doonoon ab plateforme boo xam ne waa Banque mondiale tegoon nañ ko ngir fas yéene waxtaanee lépp li nga xam ne rek moom mooy yàqu-yàqu jëm ci wàllum littoral bi. ci loolu nag tey dañuy fas yéene ànd ak yéen ci émission boobu wéyale ko. ci li nga xam ne moom mooy fukk ak juróom ñett émission bi ñu ngi ci fas yéene waxtaanee li nga xam ne moom mooy Covid 19 maanaam mbas bi ak ban jeexital la am ci ressource halieutique bi maanaam gis nañ ni it effort de pêche yi ñu ngi wàññeeku gis ni it yenn arrêté yi nga xam ne it daan nañ ko teg ci table bi jéem a xool naka la ñuy mën a def ba réguler li nga xam ne moom mooy secteur de la pêche yi ci période bi nga xam ne moom mooy période Covid 19. ci loolu lañ ci fas yéene waxtaanee te it ngir ñu waxtaanee si dañ ciy ànd ki nga xam ne moom mooy Ibrahima Mar moom mooy coordinateur CLPA bu Tëngéej Ibrahima Mar ñu ngi lay jaajëfal te it di la wax ñëwal ak jàmm. alhamdulilah salaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli. gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci sangub sanga yi Seydina Muhammad ñu ngi gërëm Mariam di nuyu mbokku nappkat yëpp ci turu le conseil local de la pêche artisanale du Sénégal et di rafetlu émission bi vraiment di gërëm Mariam ci dalal bi nga xam ne moom la ñu dalal yàlla na yàlla defal ñu jàmm ba lépp lu ñu amoon yaakaar ci weeru koor wi yàlla suñu borom nangul ñu ko feebar bi yàlla génneel ñu ko Sénégal ba ñu mën a delluwaat ci suñuy activité ñi feebar yàlla wéral leen yàlla aar ñu sàmmal ñu Sénégal asalaamaaleykum. asalaamaaleykum waaleykum salaam Ndaw Maar alhamdulilah it tamit ñu ngi ñaanal jullit yëpp ku ci nekk am jàmm. te it yàlla nangul ñu suñu koor defal ñu si yiw def ni lépp li nga xam ne rek moom la ci jullit yi doon sàkku yàlla na ci yàlla def lu kawe seen njott. amiin yaa rabbi. laata nag nga xam ne rek dañuy dugg ci émission bi dañuy fas yéene déglu benn reportage jëm ci Covid 19 ak régénération de la ressource halieutique. ay nappkatu Soumbédioune yuy waaj a tëmb géej bokk na ci ñoom Issa Fall mi jiite comité local de pêche bi. pression bi nga xamante ni moom lañ defoon ci ressource bi dafa wàññeeku ndaxte durée de travail bi ñu doon def lu ci bëri dafa wàññeeku ndax ñi daan def ay 8 heures de temps moo ñëw def 8 heures ils sont obligés de faire 4 heures de temps yenn destination yi nga xamante ni doon nañ fa dem tamit di seeti ressource bi mootuñ faa dem de telle sorte que boo xoolee ci jamono yi nekk nii ressource boobu nga xamante ni dañ daan dem sax de très loin di ko seeti dafa gën a jigéen si suñu côte yi quoi bon am na espèce yoo xamante ni sax xëy na daa nañ ko gis mais
dañ ko daan gisee ce n'était pas en abondance mais ak ni ñu koy waxati restriction yi nga xamante ni moom moo am mënatuñoo dem fu bëri pression bi yéegatul tamit ci kawam dem na ba fu mu nekk nii espèces yooyu gën nañ ñoo bëri. ni ñu teree dem ak dikk bi diggante ay région tax na ba quai de pêche yi gën a am jën waaye loolu firndewul ni géej bi daa gën a am jën ci gis-gisu Oumar Diaw nekk acteur de la pêche ca Mbour. dëkk yu bare bari da nga daan gis ku jógee koo Thiès ku jógee koo Dakar ku jógee koo Fatick ku jógee koo Diourbel di ñëw fii Mbour di ut si li nga xam ne ni moom mooy jën léegi nag bi ñu arrêté transport interrégional yi loolu mënatu la nekk kon jën wa mool yi dem ñëw indi ko ca tefes ga dina bëri ca tefes ga mais loolu tekkiwul ne dafa bëri ca géej ga déedéet parce que jën wi nga xam ne nii bu ñëwaan ñooñu daan jóge ko fu ne ci région yi nga xam ne ñooñu wër di ko fa ut si ñëwatuñ kon jën woowu tuuti moo fay jóge ko maanaam consommateurs yi ñoom ñoo koy utiliser. couvre-feu bi tax na diir bi nappkat yi doon am géej wàññeeku na lool loolu nag am njeexital bu baax a baax ci jën bi ñuy am suñu sukkandikoo ci nappkat bi nekk sa Soumbédioune. boo foo doon am 5000 parce que léegi ay 3000 nga am 2500 mais c'est forcément mënoo toog da nga koy def parce que boo toogee doo day gën a métti yéen bi du taxaw même temps day wëndeel mais instant bi fu sore moom da ngay dem mais amul doo fa jàpp yow la dem moo tax doo préféré yem si diggante bi fi nga war a nekk di war a jàpp yéen fi la bato yi ñëw mbaal yi yëpp dem doo gis dara bato pes yi fii à 12-19 kilomètres foofu demoon te bato gaz wala lakk ñu gaal yi essence ngay lakk mais ñu dañuy dem ba ay 50 kilomètres 60 gars yi dina fay dem du retourné dara nekkul fi géej gi xaar yi mbaaloon yëpp. tey soo demee ci tefes yi daanaka di nga gis yenn ci xeet jën yi nga xamante ni daanaka bitim réew lañ ko doon yóbbu te léegi askan wi mën ko jëfandikoo waaye nag nappkat Sénégal yi yàkkamti nañ lool mbas bi jeex ndax bëri na lool lim leen di yàqal. jërëjëf ci reportage boobu ñu teewlu léegi ñu ngi jaajëfal ki nga xam ne moom moo ñu ko defaral Ndaw Maar ñoo ko déggandoo ñoo déglu reportage bi nga xam ne it ñu ngi ci doon waxtaan fas yéene it ku ci nekk joxe sa avis jëmale ci wàllu woowu. ndax am na ñoo xam ne nee nañ Covid bi naam bëgg nañ ni mbas bi nga xam ne jafe-jafe la fi indi waaye est-ce que it Ndaw Maar Covid bi wàññiwul effort de pêche bi nga xam ne nit ñi daan nañ dem ci géej gi di ci dajaloo ndoo di ci nappandoo est-ce que wàññiwu ko. Effectivement maa ngi nuyuwaat di gërëm ñëpp dafa am lu ma fàtte woon tuuti mooy Ibrahima Mar coordonnateur CLPA bu Rufisque. nekk aussi vice-président ci quai de pêche bu Rufisque loolu lu ma fàtte woon la ñu gën ko xam ci Ndaw Maar mais ci biir reportage bi boo dégloo Omar Diaw maa ngi koy nuyu au passage mu ngi wax lu am solo. nee na jën bi dafa bari ci quai de pêche yi wala ci site de débarquement yi ba ñu nit ñi foog ne jën bi moo bari ci géej gi or que non non ñàkk doon jël ci par région par département ñoo ñëwatul. donc bu doon dem par exemple par 10 camions frigorifiques léegi 4 mooy dem wala 3 7 yi ci des dematul donc automatiquement day jallu ci sa kanam day bari foofu léegi nag bu ko defee ñu ne jën bi tuuru na géej gi dafa fees ak jën or que bariwul mais effort bi dafa dematul parce que Covid bi dafa am rek automatiquement ñu tëj région yi fermer région yi ba pare nag def ay autorisation de sortie nga xam ne ay quelques personnes lañ ko doon jox. même si biir autorisation de sortie yooyu même bu fekkee auto frigo yi am na ñu si bokk même ñoom bu ñu ko yebee fu ñu koy yóbbu parce que marché yi dañ ko tëj luuma yi donc chauffeur bi dutul jëlati benn risque pour jël jën boobu di ko yóbbu donc automatiquement jën bi dafay des beneen bi ci topp mooy import export. jën bi da doon dem Europe léegi jën bi dematul Europe parce que avions yëpp sont cloués au sol ñu ne bu benn avion naawati tëj nañ espace aérien bi. bu benn import export demati donc usines yi dutu ñu jëlati donc bu usines yi jëlatul jën boobu automatiquement moom tamit dafay des moo tax keroog maa ngi nuyu ministre bi au passage di ko respecté maa ngi ko déglu à la télé mu wax ne coof gi dafa bari ci géej gi coof gi dafa bari bades bi dafa bari jariñ gi dafa bari boo demee Yoff mu ngi fi boo demee effectivement am na fi ci diggante boo xamante ni ci diggante ñaari weer yi loolu mu wax am na mais tax na sénégalais yu bari aussi xam lan mooy coof parce que nit ñi daawuñu ko lekk. waaw justement Ndaw parce que gis nañ ni boo gisee ni yenn yi nga xam ne moom lañ doon woowee poisson noble. maanaam jën yi lewet yi. effectivement nga xam ne ñenn ñi jotewuñ ci woon seen loxo mi ngi gën a bari. kon loolu lan moo ko waral. li ko waral mooy import export amatul. te jën yu noble yooyu dañ doon dem dañ doon dugg avion dem Europe donc mool mi nga xam ne moo ko doon nappi ji moom jaay rek la ko doon def donc bu ko usine bi jëlatul avion bi yóbbootu ko automatiquement day des ci marché bi. bu desee ci marché bi nag consommateur bi nga xam ne mooy mool bi si ñu siy jëkk a profité ci lay bokk ne xaaral ma lekk ka loolu moo waral moom ministre bi bu mu demee ci tefes yi mu gis coof gi bari foofu
du caagan que géej gi moo bari coof mais dafa am benn phénomène naturel bu am muy repos biologique naturel boo xamante ne nit ñi wutuñu ko mais suñu borom moo ko indi à travers Covid bi tey si tey coof boobu coofu ndax la ko gars yi doon tuddee dafa doon jóge Mauritanie Maroc lay jóge bu ñëwee ba Mauritanie nga gis mu wàcc tefes parce que moom bu jógee Maroc sa lapp lay jóge sa xóot ba mais bu ñëwee ba Mauritanie day jël xur gi nga gis mu topp tefes gi tefes googu muy topp mooy waral bu ñëwee ba Ndar Kayaar ba keroog muy dugg Yoff booru suuf bi lay jël donc moom saisonnièrement day déplacé day jóge boor bi di dem boor bi léegi nag moment bi nga xam ne Covid bi am na diggante boobu mu jógee foofu di ñëw benn bateau industriel dematul géej donc repos biologique naturel am na donc moom coof bi libre service la am di dox nu mu ko neexee. coof bi libre service la am di dox ni mu ko neexee. constat boobu nga xam ne monsieur le ministre de la pêche ñu ngi koy nuyu de passage moom la gis ñun nit moom lañ gis. ndax boo demee ci quai de pêche yi gis nañ ni jën ya nga xam ne ay xeetu jën yoo xam ne duñ ko sax xam. ndax daawoo ko sax gis. est-ce que loolu it baaxul Ndaw Maar ñu delluwaat di xool tamit yan politique la ñuy def ngir même bu ñuy exporter ñu xaw a am yuñ ci wàññi ngir sénégalais yi. effectivement loolu li ma siy rejoindre rek mooy. mas naa ko wax ma ne ñun suñu gouvernement yi problème bi ñu am mooy amuñu système politique de pêche pour renforcer le secteur de la pêche par rapport ak surveillance suivi et contrôle loolu bu amul loolu lay indi gis nga tey bu dul woon ak mbas mi ngay gis nii gaal yi nga xam ne ñooy def pêche glaciaire ñoom ñoo fi indi jën boobu gaal yooyu xam nga fu ñuy jëlijee jën bi Guinée Bissau Sierra Leone Sénégal amatul jën boobu fa lañ koy jëlijee ñoom donc jën bi fi dugg si diggante mbas mi kooku coofu ndàq lañ ko tuddee c'est-à-dire moom dëkku fi day romba di dem mais dafa am jën boo xam ne daf fi dëkkoon moom dëkk si xeer yi nekk fi mais bateau industriel yi nga xamante ne ñoom démersal de fond la ñuy napp ay céphalopode la ñuy napp ay poulpe crevette ainsi de suite ñoom dañu toj xeer yi woon si géej gi yëpp donc bu xeer yi tojee plus mbaal yi nga xam ne ñooy dagg tag si xeer yi salte tilim amatuñu dëkkuwaay mais jën yooyu dañuy immigré dem seen yoon donc nag bu fekkonte ne am na surveillance bi war a am ak contrôle bi war a am donc bateau de pêche yooyu du ñu yàq xeer yooyu ba jën boobu di toxu ba sunu mool yi di ko fekk ji ba Guinée Bissau wala ba Sierra Leone jën buy toxu maanaam mu doon ay xeet yoo xam ne it ci géej gi la di nga gis maanaam même ñu ngi koy wax thon bi naan thon bi it boo ko nappul it day dem beneen dëkk keneen ak keneen napp ko mu doon lu am solo loo xam ne war nañ saytu xool yan politique la ñu mën a def pour jeexal loolu waaye ndaw it Ibrahima Maar Ndaw Maar donc dañuy xoolaat rek ne tey bu ñu nee repos biologique naturel la gis nañ ni effort de pêche gaal ya daan dem ci géej bi ni mu daan bareetu fa mais est-ce que loolu permettre régénération ressource halieutique bi ndax taxul jën yi gën a màgg jën yi gën a noppalu voilà effectivement am na lu mu ci indi ci côté abondance par exemple jën bi boo demee fu mel ni Europe bi Covid bi ñëwee presque ñu ngi ci 4e mois wala 5e mois mais bateau industriel yi nekk en Europe yëpp ñu ngi au quai benn dematul géej donc parce que repos biologique naturel moo am masuloo gis repos biologique 4 mois wala 3 mois de plus wala 5 mois donc am na lu tax mooy feebar bi moo ñëw ñu ne benn bateau bu mu demati man suma premier étonnement mooy en Europe c'est respecté tous les bateaux sont pas partis en mer mais en Afrique c'est pas respecté la zone industrielle ñoom ñu ngi continuer di dem géej ba léegi di napp ji ba léegi te pourtant en Europe ñoom demuñu géej parce que day revenir si li ma wax ne sunu gouvernement yi en Afrique amuñu politique de développement par rapport à travers la surveillance parce que bu amoon tey pêche industrielle ni mu toogee Europe noonu lay toogee Afrique te bu boobaa même pêche artisanale li gaal yi di bari yëpp jën yi si kaw la ñuy fekk parce que jën yi fi mu toll nii en Europe boo demee dañ ne am na si zone yoo xamante am na zone côtière yoo xamante ne. donc ñu ngi leen di fàttali rek yéen a ngi déglu seen émission La Voix du Littoral maanaam kaddu ko waa tefes gi ñu jël ki ci ligne bi rajo Sénégal International. salaamaaleykum waaleykum salaam. ñu ngi lay nuyu bu baax sëriñ bi tur bi naka la ak fooy wootee. man maa ngi tudd Massamba Fall di ootee Yoff. Massamba Fall Yoff ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal. nekk kuy bégee nag Voix du Littoral. jërëjëf Massamba. di wax ne Ndaw Maar. doyoon na ndaw.
vas-y maa lay nuyu. Ndaw maar doy na ndaw maanaam émission Ndaw maar déglu moo ci gën a jekk sax di intervenir. di wax dëgg la. macha allah détermination bi ak vécu bi rek doy na macha allah. merci mon frère merci. donc dañ lay laaj rek Massamba lan mooy sa xalaat ci mbas bi ak ban impact la am ci ressource halieutique bi. régénération bi. merci beaucoup man day sama constat man mii di tëmb chaque jour. constat bi ma def mooy ay lundi yu merveilleux la ñuy dund fan yi ndaxte yàlla dogal na boo noppalee géej gi benn fan. boo delloo lundi. da ngay fekk ne xeer yi nga doon napp am na tuuti changement gis nañ ko loolu seetlu buñ dekk ak suñu bët. di ñaan yàlla nag mu continuer nekk lu continuer seetlu bu gën a continuer. yemul nag ci ressource bi parce que temps yi mu ngi permettre nit yenn yi ñuy noppaloo ko xam nga am na mool bu jàppee rythme rek du bëgg a noppaloo ko. te comme boobu ba léegi ñu ngi def ay combat naan réduction des efforts de pêche réduction des efforts nit da nga war a di noppal feeram aménager sa ay effort donc booy seet ba sa biir daal nekk na loo xamante ne à la fois si ressource bi à la fois si nappakat bi aménager na effort u gaa yëpp donc en gros daal jàpp nañ ne lu baax la jeexital yu baax la tey ñaan nag mu nekk luy continuer jërëjëf Massamba ñu ngi lay jaajëfal bu baax tey nuyu waa Yoff yëpp di nuyu ñoom Jabel ñoom Abdoulaye Seck ñoom ñëpp jërëjëf merci beaucoup jërëjëf yow soxna Marème yow mention spéciale jërëjëf allez jërëjëf merci beaucoup Ndaw maar ñoo ko déggandoo ndax gis nga Massamba lu mu wax waaye Massamba li mu wax dafa am solo nee ne loo gis si àddina rek am na côté positif am na côté négatif donc li mu wax am na solo nee na mool bu xësee ba jàpp rythme dutul noppalatooti mais nee na ci biir liggéey bi feebar bi bari na mool yu reposé tey ci repos boobu tey gaal bi nga xamante ne mooy ñi ma la doon wax sànq muy pêche glaciaire gars yi ñu ngi doon dem Guinée Bissau di fa def presque dañu def 15 à 20 jours mais ñooñu bi nga xamante ne Covid bi ñëw na feebar bi ñëw na poisson noble boobu doon dem parce que ñoom moom la ñuy napp ji import export amatul ñoom automatiquement ñi ëpp si ñoom dañu noppalaku rajo Sénégal International ñu déglu ki ci ligne bi salaamaaleykum waaleykum salaam sëñ bi tur bi naka la ak fooy woote dama ngeen baal ma leb tur bi waa bismillah dama kontaan trop ci invité bi jërëjëf dafa am nag li mu wax lii loolu moo tax man mosuma xaw ma jën xaw ma nañu nappee dama koy lekk rek xaw ma nañu koy kii mais li mu wax sànq ne en Europe bateau yëpp ñu ngi toog ba léegi fii en Afrique bateau yi ñu ngi pêché donc lu garaaw la loolu autorité léegi dañu war a xam dañ ci war a jóg léegi arrêté loolu parce que ñoom du ñu def repos biologique ci fi ñu ne fere ñun après suñu jën yi di jaax fii comment dire mbas bi ni mu ñëwee ni ñi Afrique dafa war a jóg yeewu and ñële ni ñu nandee ñu nandee noonu waaw lu mu wax lii lu am solo la bu dee fële ñu ngi def repos biologique fii aussi loolu daf fi war a am on a bateau yi dañu war a arrêté ñi immobiliser leen bateau yëpp taxaw ñu arrêté pêche waaw pour renouveler li na ci dex bi voilà merci ma chère je suis très content waa il est très pertinent jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax ñu ngi koy jaajëfal lépp na tur bi waaye foo mënti nekk xamal ni jaajëfal nañ la bu baax Ibrahima ndax dégg nga li mu wax waaw li mu wax xam nga tax mu am solo tey boo ñëwee boo demee bateau yi xam nga lu tax ñu garaaw ñoom ñu war a toog mën na la état dafa war am une système politique de surveillance bateau yi dinañ ñëw Sénégal am fi contrat état signal leen que muy par exemple 5 ans wala 4 ans mais doo gis bateau bi mu teer ci ci port de Dakar donc dañ am ay usines yi ñu àndal donc ñoom si géej gi la ñuy pêcher di def rejet si géej gi di def transbordement c'est-à-dire bu ñu nappee ba pare li ñu napp foofu lañ koy glacé emballé ka continuer noonu dem Europe de ce fait yow mi nga xamante ne sa biir géej la ñu nekk di napp doo yëg sax ne bateau bi mu ngi si sa géej di ko exploiter nuit et jour. mais Ndaw maar foofu nag xam nga am na ñenn ñoo xam ne dañuy am licence su Gambie. bu ñu amee licence su Gambie am nañ droit ñoo accosté ci portu Sénégal. xam nga loolu it dina indi yenn jafe-jafe yi. est-ce que tamit ñoom dañuy jaar si di def loo xam ne ci suuf kenn du ko yëg wala. non xam nga man damay nuyu sax au passage Ndiaga Diop. bu Cap Skirring démb dafa wax lu am solo sur la voie du littoral nee ne dañu war a bàyyi moowu licence su Gambie. xam nga tax may wax loolu. dama koy rejoindre moom. c'est-à-dire Gambie amul géej. gu muy joxe ay licence bateau yi di fa nekk di nappa di tëmbaka teer gaal yi nga xam ne ñoo nekk Gunjur bu ñu génnee dañuy ñëw ji fir nappa dem teeri ji waat Gambie donc bu Gambie amoon jën bu mu joxe gaal yi du ñu jóge Gambie ñëw di nappa sa biir te pêche artisanale loolu
donc Gambie amul boobu superficie géej amul boobu espace parce que dañu wax ne Gambie mu ngi dans la gueule du lion c'est-à-dire boo ñëwee ba si bël bi da ngay dugg si dex gi pour dugg biir Gambie ce qui veut dire que même Gambie bu amee géej li mu am superficie bi mu am mënu ko jox ay bateau ñu nekk fa di nappa donc loolu système la boo xamante ne sont intelligents tubaab yi ñoom ñoo ko def bu ñu ñëwee Sénégal xam nañ ne bu ñu leen accepté wul bu ñu demee Gambie ñu accepté leen dinañ mën a dugg Sénégal di nappa la nuit bëccëg gi ñu daw dem Gambie xam lu ñu fay def repos noppalaku rek bëccëg gi nii wëndaalu tuuti mais bu leen demee ñu daw dugg Sénégal parce que xam nañ ne surveillance amul si géej gi ñoom xam nañ ko contrôle amul beneen bi mooy même bu fekkee gars yi dañ leen signal ñu ne 10 bateaux lañ signé parfois am nañ ñoom possibilité indi plus de 10 bateaux parce que kenn contrôlé wu leen même filet yi ñuy yor wala li ñuy déclaré par rapport bu ñuy wut licence de pêche du bokke ak li ñuy yor bu ñu nekkee si géej gi parce que gaal yi fi mu ne nii gaal yi pêche artisanale yi ñoom saa yu ñu génnee fii du ñu daw sax 100 kilomètres dal si seen kaw mais bateau yi ñu ngi fii si kaw Marème. waaw mais Ndaw Maar xam nga tey li nga xam ne dañ koy saytu xool ko normalement war nañu am ay matuwaay yi nga xam ne parce que gis nañu it yenn jéego yu nga xam ne wàllum surveillance participative gis nañu wàllu acteur de la pêche yi ñu ngi ciy dox seen wàll bu baax mais gis nañu tamit am na surveillant yi nga xam ne ñoom ils sont au niveau de la direction de la pêche ñoom it ñu ngi bay seen waar parce que tey surveillance participative bu ñu ko waxee ñaari nit la ñi nga xam ne kii ci wàllu bii la kii ci wàllu bii te cogestion boobu foofu la loolu amee solo Ndaw Maar ndax gis nañ ni ñii ñoo accompagner ñi kon ñoom it seen liggéey du doon la nga xam ne dañ koy sànni ci ginnaaw. effectivement avant ma dama toog télé. seetaan le ministre dama koy suivre parce que mooy suñu njaatige ci nappa gi. mu wax benn wax man keroog dama tiit sax fi ma toog te à part wax boobu si ministère de la pêche mas naa dégg beneen bu ko gën a garaaw boobu ci jamono temps Ablaye Wade la woon président Ablaye Wade. ma déggoon benn ministre mu ne amuñu les moyens pour surveiller géej gi à 70%. mais ma ne man ñun ban monde lañ ne. un ministre de la pêche mu ne amuñu ay moyens pour surveiller géej gi or que Mauritanie gi nekk suñu boor ñun ñoo leen jàngal nappa amul ay nappakat te ñoom am nañ ay moyens garder seen géej 72 heures sur 72 heures ba lu fa dugg bu dee woñ la sax ñu jàpp la ma dégg keroog son excellence Alioune Ndoye mu ne bateau bi nga xamante ne mooy war a def la recherche pour xam stock bi fi nekk ñaata la bateau boobu dafa panne 300 millions moo ko war a réparer dafa naa ñi ko seetaan bari na mais état Sénégal bateau bu panne 300 millions war ko réparer semaine bi passé ma dégg na dañu woote Diamniadio pour joxe ay financement secteur de la pêche 2 milliards. mais Ndaw Maar mais 2 milliards. Ndaw Maar mais boo si jëlee 300 millions réparer bateau bi. waaw mais Ndaw Maar xam nga li nga war a xam. pour xam stock bi parce que licence bala nga koy signé foog nga xam sa stock ñaata la. ndax mën ngaa joxe wala mënuloo joxe mais di joxe stock te xamuloo yow ñaata nga am si géej gi parce que ñun séminaire yi ñu mujj def depuis de 2014 du moins ba 2019 techniciens yi dañuy wax ne chaîne bi day wàcc toujours. ce qui veut dire que bu nekkee 50 mu ngi jëm 30 2017 mu ngi jëm 20 2018 mu ngi jëm 15 2019 mu ngi jëm 9 mais jëm bi di wàcc yow xamuloo sa stock lan moo si des. mais surveillance bi par rapport ak stock yeeg yooyu xam nga surveillance bi tey Ndaw Maar dépendrul rek ci bateau boobu xam nga ñi ngi teg au niveau du Sénégal ay stations de surveillance. effectivement. doonte matewul torop. kon station de surveillance yi aussi am na rôle bu primordial boo xam ne mi ngi koy joué ci wàllu bopp. mais rôle bi muy joué noonu station yooyu ngay wax. mu ngi koy joué ci diggante de la pêche artisanale. c'est-à-dire ci diggante bu gàtt la koy joué tey boo demee fu mel ni Joal ma leen di nuyu au passage. foo mel dem fu mel ni Mbour. boo demee fu mel ni Yoff gii mais gars yi ñu am nañ ay surveillance participative ñoom Ablaye Gueye Yoff gars yi ñu ngi def surveillance participative mais yan moyen lañ koy defee ay gaal la ñuy yor te da ngay àbba gaal wala nga luyee benn gaal amuñu sax canot de surveillance essence da nga koy lijjanti pour dem surveillance amuloo appui financier tey boo amee tuuti looy demee ñay dem ñu di leen di jox 2000 francs par journée benn ONG moo fa jaar bëgguma tudde tur peut-être parc yi mais ñoo fay jaar jàppale leen na leen am leen li def leen ko surveillance mais gars yi di dem mais donc loolu ñoom diggante bi ñu koy defee surveillance participative bi ci diggante bu ndaw la. léegi naka nga xalaat ci li nga xam ne moom mooy politique bi ñu bëgg a xoolaat revoir statut de surveillant parce que man gis naa le document. am na politique boo xam ne ñu ngi koy tàmbali bëgg ko def. xoolaat revoiraat lan mooy statut surveillant bi. effectivement loolu mooy li jaadu. parce que loolu li tax ma ne mooy li jaadu tey boo koy def da nga koy commencer de 0 maïs à 3000 maïs parce que li tax ma wax 3000 maïs mooy jën wi actuellement muy pélagique boobu yaa booy jay mërëk ma nga sax presque 3000 wala 2000
bato yi fa lañ ko téye loolu moo tax wàccewul biti fa lañ ko téye actuellement tànc ka léegi du am xalaatu dem biti parce que moom këll rek lañ koy yóbbu te am na suma xarit Iba Fall maa ngi koy nuyoo passage nee na jën dëkkul kaw biti la dëkk li ko tere wàcc nag si biti mooy bato yi ñoo ko téye si kaw xoolal Marème ren gisuñu jay bu ñuul gisuñu wëyëng gisuñu jay bu weex parce que te jën woowu jënu noor la da doon dee Ndar ren campagne noor amul jën Kayaar amul jën tey ren ji korite gi boo gisee mool yi Marème da nga leen di yërëm am na mool yoo xam ne ba tey jii ñu ngi dem di lijjanti lu ñu yóbbu seen kër pour dimbale seeni doom ñu mën a korite donc loolu dafa metti donc li tax mu metti nag mooy mool mi effort ya mu doon def doon am dépense di dimbali doomam jënd ginaar jëndal doomam ay yërëm ren amu ko te amul benn appui amul ku ko jàppale parce que jën bi teerul amu ko parce que amul benn appui parce que jën bi teerul ñu ngi leen di fàttali rek yéen a ngi déglu seen émission la voix du littoral kaddu gu waa tefes gi mën ngeen woote ci 33 849 12 45 pour participer ci émission bi rajo Sénégal international salaamaaleykum. maaleykum salaam soxna bi naa def. sëñ bi ñu ngi sant tur bi ak fooy woote. Abdoulaye Anne laa tudd maa ngi wootee Guédé Sanc. Abdoulaye Anne Guédé ñu ngi lay nuyu di nuyu. waa Guédé Sanc ñu ngi leen di nuyu bu baax commune de Guédé Sanc. waaye maa ngi déglu waxtaan bu baax sax. waaw. xaaji ni muy wax noonu. ñun bu ñu xoolee suñu diggante ak Mourtani. Mourtani dañu am ful rek. waaw xam naa dina woote waat incha allahu rabbi donc Ndaw Maar ñu wéyale. vraiment. de ce fait jën bi ba nga sa kaw wàccewul léegi nag noor Kayaar amul jën Ndar amul jën noor bi jeex na léegi actuellement yaa ngi jëm si nawet mais boo duggee si biir nawet bi ngay dugg ni nawet bi da fi mu. allo. rajo Sénégal international salaamaaleykum. maaleykum salaam ñoo leen si soxna si. waa sëñ bi tur bi naka la. naka yi ak fooy wootee. ça va bien man maa ngi nekk Cheikh nekk chef de gare port. ñu ngi lay nuyu bu baax naka yi. waaw mais soxna si. waaw. soxna si. waaw. di nga waajoo loolu muy wax. waaw. am na solo trop. ci jënd ñàkk surveillance boobu ci géej gi. waaw. moo tax fi ne géej gi yàqu. li mu wax ne am na solo de man boobu tey bàyyi dégg. dëgg la. mais li mu wax noonu. billahi wallahi am na solo. am na si ay gaal yoo xam ne ay gaal turki yu fi nekk. ñetti gaal turki. gaal yooyu. xool yabayat. nit mu ni xool gaal yi seen fiil yi. benn jëndulu ci. benn jëndulu ci laa wax ni billahi wallahi. ay bonkole gaal yoo xam ne nii mbaa yi si nekk. ki mënu ko wax. xom fu ñuy nappe la. allo. allo waa ñu ngi lay déglu bu baax. xom fu ñuy nappe. dëgg la mais gaal yi moom day yàq géej gi. dëgg la dëgg te la. li ma wax noonu ci mu Gàmbi. Gàmbi amul espace boo xam ne nii ay bato mën na faa napp. gars yi dañuy sàcc dugg si biir Sénégal di napp rek. dëgg la. est-ce que xam nga loolu. waa ji li nga am na solo de. dëgg la dëgg la. lu toll ni Sénégal muy tëri gii. muy tëri gii bis bu la bis bu ñu mën a tëj géej gi. nga bu ñu mën a tëj géej gi tey. 5. mën a tëj minuit. minuit 5 bu la fekkee tolloon nga. bu ñu jàppee sa bato. li la laaj ci xaalis doo ko mën a fay. am na am na ay bato Sénégal bu la jàpp ay bato. doo mën a laaj. Sénégal mënut du mën a suufee géejam Sénégal bu ñu ko suufee géejam. dëgg la ñu ngi lay jaajëfal sëñ bi. ñu ngi lay jaajëfal bu baax jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal. jërëjëf mbokk mi jërëjëf moom mi ngi wootee ci port. effectivement xam nga man dama mos a wax gars yi ma ne leen. ñun Sénégal bu ñu tëkkaale ak dëkk yi ñu bokkal seexal ay raison Sénégal dëkku nappakat la. déglu bu baax li may wax Sénégal dëkku nappakat la ay nappakat ñoo fi dëkk di dunde nappa di napp ji pour dunde 718 kilomètres yi ñu am de Saint-Louis à Cap Skirring ay pêcheurs artisanaux yoo xamante ne géej la ñu yaakaar pour dund donc boo duggee si biir àll bi mbay amatu fi suñu mbokk kaw-kaw yëpp daw nañu ñëw si géej gi sàmm amatul si géej gi parce que place yëpp jox nañ ko étranger yi ñu def ko ay tool donc géej gi actuellement li mu yenu si ginnaawam ñi si yaakaar presque 90% de la population ñu ngi yaakaar si géej gi ak jën bi te moom la ñuy dunde donc ñun ay nappakat lañ am Mauritanie amul ay nappakat ñoo leen jàngal géej Gambie suñu paa yi ñoo dem campagne yi woon yóbbu fa nappa Côte d'Ivoire paa yi ñoo dem campagne yi yóbbu fa nappa amuñu ay nappakat donc ñun nappa lañ am buñ ñu tëkkaale ak dëkk yooyu donc comme ñun nappa lañ am war nañ ñu sàmmal suñu géej gi ba nga xamante ne ñun ëllëg futur bi dinañ mën a jariñu si géej gi nga géej gi ngay gis bu demee ba dee comme àll bi Sénégal di nga fi gis lu garaaw a garaaw a garaaw parce que actuellement mooy sookul bi téye Sénégal yal nañu yàlla musal ci géej gi amiin yaa rabbi parce que
xaaruñu loolu te ñaanuñu ko it ndaw maa waaye nag war nañu jël ay matuwaay jëm ci wàllu woowu jëm a xool naka la ñuy mën a def ba daw gàttandu loolu dañuy jël ki ci ligne bi rajo Sénégal International salaamaaleykum. Bonjour madame. Bonjour, vous allez bien? Ça va. Sëñ bi noo tudd ak fooy wootee? Abdoulaye Djiba, j'appelle de Bagaya. Abdoulaye Djiba de Bagaya. Vous allez bien, Abdoulaye? Ça va, alhamdulillah. Merci. D'abord, je souhaite une bonne fête de Ramadan à tous les musulmans du monde. Merci beaucoup. Et particulièrement au Sénégal. Merci. Et la pertinence de votre invité du jour m'a beaucoup marqué. Alors, compte tenu des différentes interventions des auditeurs, je résume facilement les interventions à un manque de volonté notoire de la politique de pêche. Vraiment, cette ressource, cette protéine-là, on en a besoin pour nos enfants. Et que l'État élabore au moins des politiques adaptées pour qu'on puisse au moins sauver la jeunesse. Alors, les éléments essentiels sont là. Votre invité du jour, à travers ses propos, je pense que c'est un grand métier. Voilà. La deuxième chose, c'est que je vous suis depuis presque un mois et demi. Voilà. Nous sommes dans des zones où pour trouver la plus petite carte, il faut aller très loin. Voilà. Maintenant, le reboisement de la mangrove, on a effectué certains reboisements. Mais en amont du valet du barrage d'Assignam. Voilà, je ne sais plus quelle est l'espèce adaptée pour faire le reboisement afin de créer des lieux de reproduction des poissons. Voilà. Donc, et enfin, j'ai demandé 2 fois de suite si je peux avoir les contacts téléphoniques. Monsieur Djiba, on vous remercie vraiment, mais vous pouvez appeler après l'émission, on va vous donner le contact de Monsieur Mawad Ouad, Inch'Allah. Voilà, j'ai appelé 2 fois, vous étiez parti déjà. Il faut appeler, je vais vous attendre aujourd'hui, Inch'Allah. Merci beaucoup, Allez, merci pour votre contribution, vraiment. Allez, à bientôt. Jërëjëf. ñu ngi koy jaajëfal Ndaw Maar. merci Mariam. Parce que moom boo seetloo auditeurs yi dugg yëpp li leen impulse à ce que ñu dugg mooy la manque de surveillance et la manque de volonté politique de l'État. manque bi daal maanaam manque bi c'est-à-dire Mariam weer bi passé def naa yëg nga que ñi ko yëgul Sénégal bariwul 3 bateaux dugg ci zone boo xamante ne dañ fa ser ay gaal xoolal boo demee si tefes yi bu mool bi demee géej ba ñëw fu muy ser gaalam seraasu gaal ñu ser fa ay gaal bato dugg fa 3 bato mbëkk gaal yi toj gaal yi yëpp fu laa tourné ba fa newoon yëpp machine ba fa newoon ak gaal ga yóbbaale ka diggante Fass Boy Mboro ba génn Kayaar Ndar di dem toute une nuit kenn mënu ko jàpp mais en surveillance Marème nun on est en danger léegi nag bu ñu la waxee ne la bato yi dañuy mbëkk gaali maare yi si géej gi. en surveillance rajo Sénégal International la ñu jël ki ci ligne bi. salaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ bi tur bi ak fooy wootee. man El Hadj Pape Abdoulaye Mboub laa tuddee. Abdoulaye Mboub ñu ngi lay nuyu fooy wootee. Richard Toll laa wootee. Richard Toll ñu ngi nuyu waa Richard Toll bu baax. waaw kay boo gisee ma woo leen. waaw. te émission bi vraiment waa jëm sa invité boobu. waaw. macha allah macha allah. jërëjëf. te maîtrise na xam na lu muy wax. dëgg la. ndax man mag laa. yàlla dogal na maa ngi santaat yàlla bu baax ñu si wante bi. fekk naa démb fekk tey. Sénégal amul lu dul napp ak mbay. ndax Sénégal bu ne Sénégal napp la am. ak mbay lu ñu amoon. ndax la ko tàmbalee Bakel. yàlla wërsëgalu ñu muy fleuve Sénégal. waa Bakel ak waa Podor waa Matam ak ñëpp di ak Satool di ñëw ndox mi ñëw bay Ndar yam fii. ñëw ci bël bi géej gi commencé. kon nag yàlla lépp luy xeewal yàlla jox nañu ko. waaye nag sàggante ak suñu sàggante amuñ ak aaroñu ko moo tax jafe-jafe yi am. beneen maa ngi dëgg lu mu wax. papa xawal wàññi rajo bi tuuti ñu ngi jéggalu waaw. beneen bi ñun waalo lu ñu dëkk. comment est-il fait que nga dëkk ci waalo. waalo na ci am ay tool te bi nga man mi doonte aw ma 0,5. 0 genn wàllu hectare aw ma ko ci dëkk bi. ci dëkk juddoo ci dëkk yàlla ci dëkk te mën a fa am
0,50 mètres waaw ñu jël ay centaines ay des milliers de mètres ay des milliers ci ay hectares di ko jox yeneen ñaar àll ba di ko jox ay jaamur te yow nga toog fii dëkk si dëkk bi te mën a fa am hectare wala genn wala hectare waaw te njabootu mën a fa am la xam nga kooku métti na ci xol waaw métti na ci xol ñu ngi lay jaajëfal papa waaw may ak yooyu nag moo tax nag mais fekkoon Sénégal aar nañu ndax on a la terre on a de l'eau am nañu ndox am nañu soleil mais fekkoon dimbali nañu duñu jéggaani kenn duñu jéggaani wala duñu jéggaani kenn yal na yàlla jàppale émission makkal jërëjëf papa jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal di jaajëfal waa Richard Toll yëpp waaw lu am solo la ndax moom ndaw ma dafa delluwaat ndax dafa ne dellu cosaan ne Sénégal dëkk la goo xam ne mbay la ak napp lañu xam li mu wax dafa am solo xamul tax ma koy dëggal sama papa génn na àddina yàlla na ko yàlla yërëm amiin daf ma doon wax na ma léegi la Europe xew nit ñi di fa dem mais ñun musuñu bëgg dem Europe te boobu la gënoon a yomb si ñun pour nu dem ma ne ko waa papa lu tax bëggu leen woon a dem mu ne ma looy xañu Europe fii yaa ngi bay mu ngi naat yaa ngi dem géej yaa ngi am jën maanaam amoon loo soxlaa te ngay wuti Europe rek am na fii Sénégal donc soxlaawuñu pour dem fa moom mag ñi loolu moo tax demuñu woon immigration dootuñu woon dem fenn mais tey boo defee jàngat benn na ndaw bëggatul toog Sénégal ñëpp dañ bëgg a dem immigration lan moo xew parce que dara doxatul àll bi dee na bu géej gi deewee nag te moo fi des partout te géej gi sax dee na amaana ay góorgóorlu ñoo fi des donc ñëpp bëgg a dem Europe donc tey da nga naan am na lu xew te effectivement mooy li paa bi wax Ndaw Mar ñëpp bëgg a dem Europe waaye te war nañu xool yan politique la ñu mën a def ba teg fi ndax gis naa ne am na ay plan yoo xam ne teg nañ ko fi ngir mën a téye ndaw yu fii nii donte nag du doon plan yu nga xam ne yu yaatu la waaye ay jéego ñu ngi koy def jëmale ci gouvernement wu Sénégal gis nañu napp gi dafa yàqu pêche industrielle kenn waxaale wu ko ndax yàq-yàq yu bëri waaye est-ce que pêche artisanale it amu ci wàllam xaaral ma jël ki ci ligne bi laataa ñuy dem rajo Sénégal International salaamaaleykum aleykum salaam. ñu ngi lay nuyu sëñ bi. Adja noo def. tur bi naka la ak fooy woote. dama lay tur mais maa ngi Mbour. yaa ngi Mbour jërëjëf. waaw. émission bi maa ngi koy suivre. mais man dama cee tiit. parce que boo xoolee man dama daan dem géej depuis 70. dans les années 70. boo taxawee fii tefes Mbour. indi seen jën mu def ay naax. ci tëmbal gaa gi dem làkk ko indi ko. mu nekk jën bu baree non seulement mool yi am ci mais ay góorgóorlu yoo xam sax dañoo néew doole ci la ñuy am lu ñu tedd yóbbu seen kër loolu nag dañ na ba jeex mais sama si nag mooy boo seetloo ñi nga xamante ni ñoo moom géej daan ci dem démb barki démb ñu xam leen ca ay ñooñu ñoo dara ñi nga xamante ni amuñu woon géej démb parce que kaw ga dara amatu fa bu ñëw te amuloo métier amuloo diplôme boo liggéey boo ñëwee da nga dem géej boo ñëwee mool uuf la yóbbu la géej léegi nag fi nekk dem nañ ba mool yooyu doon uufaate tey ñoom ñi ngi seen raxoon ñi ngi jooy rek bu dégg bëccëg te amuñu pexe bu dee sama sogo nag ñi nga xam ne ñoo amee pêche dañuy delloo si xel yi bu baax a baax parce que ñi ñuy jox li ñu leen di jox ñu koy pêche di ko yóbbu amuñu ni benn njëriñ seen bopp dong moo leen tax a jóg te bala ngaa laax jaay laax lekk yow yéeg li ngay jaay di ko jaay muy dem bitim réew sa njaboot a ngi fi moom ko soxla ko mais bàyyi leen ko jox leen ko man daal maa ngi ñaax daal état bi daal lu mu mën daal wax dëgg yàlla ci licence de pêche yi na dañ complètement inchallah bëgguñu ko soxlawuñu ko parce que du suñu intérêt ngeen baal maax jërë ngeen jëf yàlla barkeel leen jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal di jaajëfal képp ki nga xam ne rek ma nga nekk foofu cëmbu donc ñu jël keneen ki ci ligne bi rek rajo Sénégal International rajo Sénégal International salaamaaleykum. maaleykum salaam. na ngeen def. sëñ bi tur bi naka la ak fooy wootee. Gujaabi la mu ngi woote Kolda. Gujaabi Kolda ñu ngi lay nuyu bu baax. di nuyu waa Kolda ñu ngi sant. di nuyu sa invité bi. ñun daal soxna si. waaw. ñu ngi émerger tubaab yi rek. di rey sunu doom yi fii. parce que fii moom amul benn surveillance ci géej gi. suñu doom yi di dem toujours Mauritanie ñu leen di rey te am nañu géej surveillance amul ñun daal émerger tubaab yi émerger ñeneen ñi suñu doom yi dee fii loolu moo fi nekk nañ ko waxte dee te dund di moins loolu laa am lu ma ci yokk tuuti. jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax sëñ bi émerger tubaab yi. jërëjëf
jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax waaw kon nag dañuy wéyale rek ndaw baa di leen fàttali yéen a ngi suivre seen émission la voix du littoral kaddu gu waa tefes gi dañuy wéyale def benn micro trottoir bi nga xam ne moom la ñu defoon déglu ko incha allah. espèce bi bu ñu ko xoolee ci période bi nga koy jàpp calendrier bi nga xam ne si la espèce bi feeñee daanaka li indi aire marine protégée pour restaurer la ressource pour régénérer la ressource loolu uyu na fa beneen bi aussi mooy ñoom nit ñi xam nañu ne jën bu amul ndaw du am mag kon dañ bàyyi jàpp bu ndaw bi ak li nga xam ne dañ daan demandoo wàccandoo tuurandoo ko jël ñëpp indi jën ñëpp di ko tuurandoo ba nga xam ne dutul am valeur gis nañ ne pêcher moyen et vendre cher am na waaye aussi pêcher qualité et vendre aussi cher am na en moins léegi nag nañ jàpp ne Covid bi am na bu ñu xoolee ni ñuy demee géej te daaw ñu ko demee ndax am na benn code de conduite bu xaw a daal suñu kaw ñu jëm récupérer tous les enseignements pour mën ko jariñoo dugg dans une phase d'approche inclusive et participative à la cogestion xoolaat aussi mesures correctives yi ñuy indi ci première approche yi ñu amoon xoolaat aussi naka la ñuy pérenniser tous les acquis positifs. mun nañoo wax ne ci Covid 19 bi am na repos biologique boo xamante ni imposé wu na parce que tey ce n'est plus permis nga gis ñu jógee ko Mbour dem campagne Kayar kon géeju Kayar mu ngay noppale ko amul ku mën a jógee ko fi nga xamante ni tey mooy Fatick. ci région de Fatick ñëw campagne ci fi nga xam ne mooy Mbour mooy département sax mënut a nekk Mbour mënoo fa jóge ko dem campagne fi nga xamante ni moom mooy Joal kon tey loolu dina permettre géej gi noppale ko ci géej gi noppale ko googu muy noppale ko bokk na ci itam tey ji nga xamante ni fu mel ni localité bu mel ni Mbour benn instant dañ doon 6 heures ci suba la ñuy ubbi géej gi tëj ko 15 heures léegi bëri na gaal yoo xam ne gaal yi géttéer yi xam nga fi ñuy mbaale ji dafay sori fi ñuy nappee ji daal sori mu tax na am na gaal yoo xam ne doonu ñoon dem bu ñu demee géej tey bu subaa du ñu dem géej lii moom dafa war a mën a yee kenn ku nekk ndaxte bon xëy na mbas mi metti na lool mais nag mu ngi ñuy jàngal nañu de telle sorte que ni war nañoo mën a ëllëg si biir ñu war a mën toujours pression bi nga xamante ni moom la ñuy teg ci géej gi ñu mën koo wàññi de telle sorte que repos biologique yi ñu mën ko di yokk de telle sorte que espèces yi di mën a régénérer wu yenn yi nga xamante ni dañoo nekk en voie de disparition ñu mën dellusiwaat de telle sorte que vraiment day doon njëriñ pour ñun ñëpp daal. day doon njariñ pour ñëpp jërëjëf suñu reporter bi nga xam ne moo ñu defar micro trottoir boobu Ibrahima Mar donc Ndaw Mar nga gis rek li nga xam ne ñoom ñooy intervenant yi nekk ci Vox Pop ndax dégg nga leen ñu wax ne ñi nee nañ bu ñu sañoon ñu bàyyeewaat xel loolu ba repos biologique bi ñu koy gën a yokk ndax lii repos biologique naturel la yow ban gis-gis nga ci am est-ce que après Covid bi waruñoo xool naka la ñuy def ba yokk repos biologique. waaw fi ma la siy rejoindre rek mooy wax nga moo bi ne naka la ñuy def ba yokk ce qui veut dire que am na lu ñu doon def. donc Covid bi avant muy ñëw amoon na repos biologique yu nga xamante ne ay initiative la yu acteurs de la pêche doon jël sur la gestion de la ressource te pourtant effort yooyu nga xamante ne acteurs de la pêche ñu ngi ko doon jël mais dañ doon góorgóorlu rek. pour jéem a régénérer waat pour jéem a indiwaat jën bi ndax demoon nañ ba gis ne rareté am na rareté bi demoon nañ sax ba jàpp ne pêche artisanale dafa am lu mu si joué quelque part mais or que pêche industrielle moo joué doole ji ba rareté bi am léegi nag moo li dem ba trouvé wu si benn cadre comme le conseil local de la pêche artisanale ñu ne nañ waxtaan si biir waxtaan yooyu état tamit àndandoo ci ak nun ne dinaa leen jàppale ngeen taxawal ay comité yoo xamante ne dañ koy tuddee gestion de la ressource xam nga CLPA moom mooy gestion de la ressource moom lañ ko dénk mais si biir gestion de la ressource mu am ay comité de surveillance yooyu nag ñoom ñoo doon teg ay waxtaan di def ay repos biologique parce que ñoom kii pratique ak ay théorie bokkul léegi comme nun ay pratiquant lañ te xam nañ jën bi période bi muy dox moment bi muy dox fan la jëm kañ lay nen kañ lay noppalaku ñu jël moment yooyu def si ay repos biologique ci pêche nocturne ci pêche du jour lan la ñu war a jàpp même poule chaque année dañuy def repos biologique poule mais saa yu jàllee da ngay gis effort yi da ngay gis ne gars yi poule bi day am abondance après day bari nga xam ne donc même immersion des pots de poule mais initiative boobu moo li ñoo ko xalaat toog di si waxtaan donc ce qui veut dire que moo li ñu ngi doon def ay effort état aussi fekkanu si mais Mariam am na ko wax sànq xam tax ñu war a tiit li ñu war a tiital mooy est-ce que xam nga ne presque 5 ans ngi nii état dafa def gel de l'immatriculation des pirogues. asalaamaaleykum. tey actuellement. ñu jël ki ci ligne bi rajo Sénégal International. salaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ bi tur bi ak fooy wote.
Jimo Ndaw Maar. ah Jimo Ndaw Maar ñu ngi lay nuyu bu baax Jimo Ndaw Maar. ci Pape Marème Mbengue. ah ñu ngi lay nuyu Pierre Mboup ñu ngi lay nuyu. naka coono yi. ñu ngi sant bu baax. bu ma duggul woon ci émission bi de tey moom du ma korité suba. ah Mbadou. sama xarit nga invité. ah. may insister sànq ba léegi na nga def. ñu ngi sant yàlla bu baax Pierre Mboup. ñu ngi leen di ziar naka réew mi. delloo ziar bu baax jaajëf Pierre Mboup lan mooy sa xalaat ci li nga xam ne moom mooy mbas bi ak jeexital bi mu xam ne moom la am ci ressource halieutique bi. waaw d'abord dañ lay baaloo àq di la féliciter. jërëjëf. yow soxna soosu parce que soxna su baax nga gis nañ ni ngay liggéey ak sa émission. jërëjëf. ak ñi nga nekkal ci plateau bi di féliciter suma xarit boobu nga invité parce que maa moom kenn lañ duñu ñaar. ma gis engagement am ci nappuk Sénégal. bon di féliciter acteurs de la pêche yëpp di leen sant di leen gërëm. ci coono yi ñu nekkee ak metti yi ñu nekkee. ak ni réew mi bindoo. li nga wax nag jeexital bi mu am mooy repos biologique amul. ndax li tax amul mooy ñun nappkat yi dëkk Sénégal dañoo nangu tamit ni yàlla dogal na feebar am na fi yàlla na ko fi yàlla jële feebar boobu fi am nag bon ñun li ñuy nappi bariwul parce que ni ma la ko mën a waxee ni situation mbas mi demee avec couvre-feu bi dañ doon nappi 24 heures sur 24 heures. gaal yi bu ñu demee guddi gi amaana suba ñiy dem wala gannaaw suba ñiy dem ci sa période dem yàlla dogal bi mbas mi ñëwee pour ñu aar ko ci quai de pêche yi ak ci tefes yi ñu organiser wu ba nga xam ne ak autorité administrative yi mooy préfet yi dafa am heure yu ñuy génn. mais bi loolu amee xam nga mënoon na tax géej gi reposer dal jën bi mën a ñëwaat. mais bateau yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi di nappi bon ñun mënuñu ci dara duñu autorité yoo xam ne mën nañ leen arrêté. boo gisee bateau yi ñu ngi pêché ñoom 24 heures sur 24 heures normalement bu ñu arrêté gaal yi. ñu am heure yu ñuy napp normalement bateau yi noonu la ñu waroon demee ça fait loolu moo doon indi impact bi tax géej gi changé. wala tamit li tax géej gi jën yu ñëwaat. mais ñun dañu toog liggéeyuñu bateau yi di dem di nappi guddi. bu ñu nappee guddi non seulement ñu nappi guddi nappi bëccëg. léegi ñoom ñoo ñu gën a sophistiqué ay matériel ba pare ñoom ñun ci géej gi dëkk fi. waaye ñoom bu ñu dëkkee ci géej gi nag ñun nga xam ne dañu mën a dañuy dem suba si ñëw ngoon gi repos biologique mënul am. loolu mooy impact bi nga xam ni man jàpp naa ni moo tax waroon na man nag mbas mi ndogal la bu fi yàlla indi waroon na ci ni mu ñëwee. ak ni gaal yi di pêche jee bu doon organiser nañ ko mën na créer genre repos biologique. jërëjëf Pierre mais malheur bi loolu la quoi mais ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm di leen baalu àq quoi. jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax di ñaan yàlla tamit réew mi yàlla na fi yàlla wàcce jàmm. amiin wàcce ko ci secteur de la pêche koor gi ñu dugg ci ak bisimilahi rahmaani rahim génn ci ak alhamdulilahi rabil alamin. allahumma amiin jërëjëf mbas mi nga xam ni tamit moo tax sénégalais yi kenn mënu la liggéey. yàlla mi ko fi indi yàlla nañu ko fi yàlla jëlee na sénégalais yi di ñaan nag marraine. waaw nañu ñaan parce que lii daan na am ci àdduna. mais bii ni mu ñëwee nañu gëm ni yàlla moo yor àddunaam. dëgg la. waaw yàlla moo ko yor moo ko moom moo koy doxal moo tax wàcceel nañu loo xam ne ku ne na delloo si xelam ni. kenn du fi dara yàlla rek am. jërëjëf Pierre jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax kenn du fi dara yàlla rek moom moo am mu doon nañu bàyyi xel ñun ñëpp ku ci nekk. donc Ndaw Maar mooy li ma. madame kooku mooy Pierre l'infatigable. mon ami maa ngi koy nuyu au passage. li ko daggee Ndar ba Cap Skirring acteur de la pêche yëpp ñu ngi koy gërëm ci taxawaayam. ci détermination. xaarul kenn lépp lu mool war a def bala ngaa ñëw mu def ko sa place. te du ren ëpp na 20 ans. li may wax rajo laa toog nit ñi di ko dégg li mu def nit ñi gisuñu ko sax moo ëpp li nit ñi di teg bët. macha allah ñu ngi donc beneen bi mooy. moom bi may jël dafa fekk ma toll ci gel de l'immatriculation dama wax ne. depuis 4 ans wala 5 ans boo defaree gaal. boo demee état nee ne arrêté na defarum gaal mi nañ ko arrêté parce que dafa def enquête nee ne moo li xamal ka ne que li tax rareté am géej gi dafa fees dafa pelletterie gaal yi dañ bari mu ne kon moom système bi muy jël mooy mu arrêté gaal yi pour wàññi effort de pêche bi sur pêche bi gars yi di def. géej gi mën a noyyi waat mais bi mu waxtaanee ak ñun dañ d'accord ñu ne ko ok d'accord nañ léegi nañ def gel de l'immatriculation. waaw li ñu gën a tiital nag après mooy dañ def gel naka ngay defee gel nga ne dañuy bañ gaali wàññeeku gaali bari. waaw yow ngay signé ay bateau ñuy ñëw yow yaa ngi def loo gel de l'immatriculation ne bu leen liggéeyati gaal ñu ne la d'accord nga ne def leen ay aire marine protégée def leen ay parc ngeen surveiller ka
def surveillance pour jën bi mën a dellu si waat ñun ñu def effort yooyu yow nga signé ay bateau ñu ñëw loolu ñu sakkanaloon ñu jël ko yóbbu ko. mais ndaw ma signature amagul parce que nee na la commission réuniragul ba signature di am. non yooyu yu bees la. yu bees yi la yooyu lu bees la waaw yu bees yi moom waxuma ko. voilà mais moom bi mu toogee télé nee na fekk na fi 100 et quelques yoo xam ne mu ngi en cours. mais ñun li ñu ko doon demandé. son excellence mooy mu auditer. parc boobu mu auditer industriel yi fi nekk 100 yooyu mu fekk et quelques ndax sont réguliers lan lañ fi nekkee lan moo tax ñu nekk fi ainsi de suite mais mënoo fi nekk 100 et quelques ba pare gu ñu nga bëgg a jëlaat 52 taxis mais fu ñu jëm. mais il a si bien dit ministre bi nee na dina auditer lépp loo xam ne ñi ngi ci géej gi. yoroon ay licence ñu xool yan anam lañ fi ñëwee ak ci naka la ñuy nekk. on est d'accord mais Ndaw Maar man li ma bëggoon xam nañ ni effort de pêche bi peut-être bëri na waaye wàññeeku na ci jamonoy mbas bi. xëy na pêche industrielle moo nekk ci géej gi. waaye tamit yaakaaroo ni pêche artisanale moom it amul ay yàq-yàq yi nga xam ne mi ngi koy indi ci géej gi. waaw mën na am quelque part mais xam nga lu koy indi mooy kër bu fekkee am na borom kër mu teg ay loi ak i règlement am taxaw di surveiller loolu kër gi day am yoon mais bu fekkente ne géej gi nag dafa dem ba amatul borom kër donc géej gi lépp nekk kenn ku nekk jaaxle maanaam loolu ñuy wax survie tous les moyens sont bons pour am loo lekk wala loo naan kenn surveiller tul kenn contrôler tul kenn donc kenn ku nekk yaa ngi doon nappe nu mu la neexee du caagan que nag napp googu napp maa tey la mais napp pour dund la parce que nit ñi dañ dem ba jaaxle amatuñu lu ñu lekk amatuñu lu naan gisatuñu jën. amatuñu loo lekk amatuñu naan gisatuñu jën waaye tamit war nañu bàyyi xel ressource bi. effectivement ndax Ndaw Maar gis naa ne tey bu ñu jëlee lépp li nga xam ne moom moo nekk ci géej gi ëllëg bu ñu ñëwaatee. effectivement dinañ ci bàyyi xel. effectivement ñu ngi lay jaajëfal te di la laaj sa mot de la fin. waaw mot de la fin bi day mooy xanaa di si yokk rek ay remerciements te remerciements yooyu mënul ñàkk parce que ñun c'est le secteur de la pêche képp ku nga xamante ne yaa ngi si di yëngatu ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm aussi tamit ñi nga xam ne ñooy ànd ak ñun si nappa gi di jàppale guddi ak bëccëg di féliciter tout le monde surtout nag la voix du littoral ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax di kontaan si ñoom. jërëjëf Ndaw Maar ñu ngi lay jaajëfal di leen jaajëfal yéen it auditeurs yi nga xam ne yéen a tàmm woon seen rajo RSI ñu ngi leen jaajëfal ba beneen yoon incha allah. La voix du littoral. seen émission la bu leen banque mondiale may ñu ciy jox kàddu képp ku yëngu ci napp gi wala askan bi. ñi di dem ci géej yéen a waral. jéeri ji at melokaanam pétrole bet gaz bet liggéey bi ci war géej li ci joox te di ko yàq xeeti nappi ni jaarul yoon ak li muy yàq ci géej gi yii ak ponk yi ni mel moom la ñuy waxtaanee ci seen émission La Voix du Littoral ci RSI rajo Sénégal International. man ne bar ñi Tëngéej Samba Jun Caara yi ñëw leen ñu booloo ngir ñu ànd jàppale suñu moole